mbokk yi jërë ngeen jëfati yéen ñi safoo leeru jamono comme ni ñu ko faral defee rek samedi bu ne seen émission pencum Thiès teewaat na tey nag ñu am gan gu màgg koo xam ne doomu waa Thiès la muy le président citoyen Déthié Diouf muy président parti Visa les citoyens moom lañ dalal tey kon nag président ñu ngi lay nuyu. jërëjëf Ibrahima maa ngi lay nuyu di la ziar di kontaan ci dalal bi nga xam ne dalal nga ñu ci ndax yow dañu bokk lu bëri ndax cercle d'amitié Sénégal Corée du Sud bi ma jiite nga xam ne wàllu taekwondo donc yaa ngi ciy def liggéey bu mucc ayib fii ci Thiès ñu la ciy encouragé ndax ñun réewu Corée sunu réew inspiration la. alors donc di rafetlu liggéey bi nga xam ne Thiès Info mi ngi koy def ak Sey Latir mi ko yore donc di pionnier def ci liggéey bu am solo alors donc man maa jiite parti bi ñuy wax Visa les citoyens waaye lu ko jiitu fii ñu toll nii ngent école urbaine 1 bi laa jànge ñu fal ma fa président coopérative ma jóge fa dem Jules Sagna ñu fal ma fa président foyer ma jóge fa dem lycée bokk ci ñi ngànk lycée bi bokkoon coordination des élèves du Sénégal ñu dàqee ma fa ma dem lycée Demba Diop doon ñu jiital ma fa ma jóge fa am bac dem université tamit ñu jiital ma fa ñeenti at yu ñu mësul jiital kenn donc yooyu ñu jógee ci loolu ci la ñu taxawal 2000 jeunesse action citoyenne Jacques bu def liggéey bu mucc ayib ci wàllu conscience citoyenne nu jeunes yi ak formation yi donc taxawal après dëkk dem ministère de la santé nekk fa ministre bi santé dem assainissement dem sport ñetti ministères yëpp ñu ànd ak suñu xarit Issa Mbaye Samb yàlla na yàlla yeesal yërmande ci moom donc bañ ca jógee it wax dëgg yàlla ñu jiital ñu ci ñuy dox wàllu jàmm ci àdduna donc fii ci Sénégal muy les ambassadeurs de paix ba ñu élevé ma en Corée du Sud ambassadeur de paix universel ñuy wër àdduna di toog ak kàngam yu mag a mag a mag di indi ay jàmm ci réew mi ak ay xalaat kon it 2012 ba avant président Macky Sall le 10 mars ci la ñu lancé processus su taxawal parti Visa les citoyens boobu ñu ngi ko tuddee woon vision alternative pour le Sénégal waaye comme élection dafa jot am ay jaxase ak ay jaxasoo ci la ñu ko tuddee Visa les citoyens bëggoon na nag turu citoyen bi ñu mettre ko en valeur ndax loolu moom mooy li ñu gën a yitteel te bu ñu mënoon bañ a def politique te mën a am rôle bu ñuy joué ci ngànk réew mi danañ ko def waaye comme amul beneen voie pour dul def politique loolu moo tax ñu obligé wàcc ci politique bi mais de manière très citoyenne. mu ngoog de manière très citoyenne kooku mooy Déthié Diouf citoyen Déthié Diouf président parti Visa les citoyens moom lañ dalal tey comme ni ma ko waxee mais président xam nga lu ay di njàmbat Covid 19 bi daanaka mars la fi digge woon ci Sénégal waaye ci laata loolu ci yeneen réew yi ci tugal lu mel ni Japon ak ay Chine ak yooyu tàmbale woon na fa ca décembre daaw wala janvier ba tey ñu ngi ci janvier daanaka 1 an jour pour jour mbas maa ngi fi ne àlla mukk du fi jóge mu nekk lu doy waar yow am na loo ci xam ndax xëy na di nga ci ñëw ci li sa jaar-jaar ak corona ba tax na nga jóg di wër àdduna maanaam di wër Sénégal fépp rek yaa ngi fay dem benn concept boo xam ne bu bees la mooy corona du jaar si man muy tournée de sensibilisation tournée de conscientisation mu nekk lu am solo loolu président lan moo la poussé nga def ko ndax le fait que nga jàmmaar la woon ak corona moo waral nga ne dinaa jóg def ko wala en tant que citoyen moo waral nga def loolu. waaw jërëjëf Ibrahima yàlla dafa dogal que ñun ñi ngi woon Corée du Sud ci sommet mondial de la paix bi nga xam ne moo amoon Séoul donc ñu doon wax ci wàllu jàmm foofu ñun la ñu teel a nekk en contact ak coronavirus bi ñooñu dañu am une lisibilité maanaam dafay leer li ñuy def ba nga comprendre carrément ñoom ñu avancé ba jiitu sax lu bari lu nga xam ne am na nii léegi alors donc ca loolu ci la ñu kii bi pare ñu dellu si fii mi-février la ñu ñibbisi et ba ñu dellu see it wax dëgg yàlla ragal na doon wax gaa ñi lii de ragal nañ ne dina fi agsi mais bëgguñu ko woon teel a jógal mu mel nii maanaam dañuy woo musiba fii far yàlla def mu ñëw fii début mars ba mu fi ñëwee it ñu taxaw nag ci sensibilisation bi di wax ak nit ñi def ay vidéo ak yooyu di sensibiliser bu baax a baax a baax a baax a baax ba ñu demee nag ba ca biir ay mois de fin mai début juin donc fin mai exactement c'est le 23 mai ci la yàlla dogal ñu nekkoon bor parcelle doon fa def ay sensibilisation ba mbir mi dalee ñu fa
donc mais ñun sonaluñu woon. amuñu woon saqat yaram bu tàng lenn ci loolu amuloon donc ñun cas asymptomatique lañ koy wax mooy maanaam presque amuñu woon symptôme. lu dul digg ginnaaw bu doon ruux rek ak liw. alors donc suñu soxna nag di kilifa ci armée bi. di docteur donc daal di teel a ñaaw njort. isolé ma ci kër gi. donc après ne ma nañ def test yi ba ñu jaaree fi ñu war a jaar mënuñu am loolu mu woote hôpital bi mu ne mooy hôpital principal. donc ba ñu defee test bi gaañ ne dafa positif. donc ñu nangu dem. donc ñu profité foofu di jaajëfal wax dëgg yàlla personnelu santé bi. jiital ci ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr donte ne d'accord ñu woon ak ñoom ci yenn yi waaye dem nañ ba àgg fenn fi. biir hôpital ba it ka fa ne di colonel Pape Samba Ba di doomu Thiès. moo taxawal CTE yëpp moo ko yore am expérience internationale ak OMS vraiment ñu gis liggéey bañ fa def ak approche bi ñu géré ba nga xam ne perte ñu sunu dignité. donc ci biir nag feebar bi foofu donc presque ñu bañ defee ñaari fan yëgatuñu dara ci la ñu gis nag nit ñi nga xam ne maanaam bodde gi mi ngi leen di lor. ba dégg ci ñu naan man day dee moom a gën delluwaat fa ma dëkkoon. keneen ki ne moom man wax dëgg yàlla dama yaakaaroon ne nit ñi ma dëkkal ak teraanga bi ma seqoon ak ñoom ñoo ma gën a bëgg ndekete du dee. ak ki ndaw yoo xam ne au début lekk bi dafa neex ak yooyu ñu dem ba après commencé di waxtu. donc ñuy woo psychiatre rek yooyu ñoom ñu ne non loolu ñoom feebar dañu ay dof daal. alors léegi nag loolu it touché ma man ne li ma mës a def man mooy foo mës a jaar porté naa la bonne cause. donc ci la porté combat bi génn waxtaan ci ak sama soxna mënuma mukk ndax feebar bi ni mu toll buñ ne da nga koo am man sa jabar rek say doom ma ne ko bu ma sauvé benn nit rek. loolu jaral na ma ko. ci laa song combat bi kon tey jii ci ñi ko am ñu plus de 20 000 personnes yi ma rek maa génn taxaw ne am naa ko wax nit ñi ba dem di ci wax solution ne ministère de la santé kat nii ngeen di communiquer moo indi boddi gi. donc bañ ko waxee wax dëgg yàlla d'accorduñ ci woon ak Abdoulaye Diouf Sarr waaye dem nañ ba ci biir gis na ne ñoom après réévaluer nañu comme ñun niñ ko doon ñaanee ba changer stratégie après am résultat bi. kon bu ñu demee bañ ne Sénégal. mooy réew mi jiitu ci Afrique ci ni muy xeexee mbas mi. di ñaareel ci àdduna bi. kon loolu doon na lu am solo. kon nag it contact boobu ñu ci am ñu porter affaire bi di ci dem ba gis na ne jur nañu ndax ñu bëri ñu ngi doon woo ci suuf. di ñu laaj ak loolu donc ñi am problème ndax boo demee foofu ainsi de suite mais ñu jël suñu def le impôt du temps jël suñu temps di wax ak ñoom di leen encourager ba jàpp naa ne. bokk nañ ci li indi woon ñu dem ba corona bi xaw fee jógee. waaye nag réew mi. dañuy réew moo xam ne dañoo gaaw a bàyyi loxo. sànni karawaas dañ ko gaaw. loolu nag man mosuma bàyyi kuy xool samay statut donc ak loolu mosuma jóg ci di leen xamal ne tant que benn cas ngi fi ndax benn cas boo ko déclaré rek da nga naan épidémie am na. bu dajee ay réew ñu ne donc pandémie mooy li am donc ba ñu demaatee ba lii am. man bertuma ndax gis naa ne. maanaam tey ministère de la santé jóguñu ci liggéey bi waaye ñoom ñoo yore pàcc bi gën a metti ndax bu nit ñi feebaree seen loxo la ñuy daanu mais nit ñi fa ñuy feebaree ci transport bi ministère boobu am na ci taxawaay ministère bi yore intérieur donc waroon suivi bi yaa waroon yëpp teggoon ñoom dañoon nañ ci kon loolu moo favoriser waat mbir mi daal di ñëw alors donc affaires étrangères yi mais loolu aussi favoriser lu mbir mi daal di ñëw mais aussi est-ce que tekkul ne aussi sénégalais yi ñu ci gën a bëri ñoo gëmul ne corona am na parce que comme ni ñu ko waxee Sénégal dafa gaaw a naagu Sénégalais xaw na dëgër bopp Sénégalais ñaare lu ko dalul rek danaan loolu amul te olof Njaay nee na dina mat am du matt pour dugal sa loxo mais daal la plupart ci ndaw ñi mba ci mag ñi sax dañu naan corona daal ay waxi neen la France dal li xaddiit xam nga ñu bëri maa ngi doon dégg ñu naan Macky Sall daal moo ko fi teg pour bëgg a amaat troisième mandat waaw waaye loolu wax yu romb daanu saret la waaye tamit nit ñi ak nañu gis ndax lépp fii dañ koy dugal ci cadre politique c'est ça ñun dañuy def di lu baax di dem di faj nit ñi ak loolu waaye boo ñëwee sax di leen defal lu baax dañ naan kii de politique a ko lal donc xool lu baax lu nekk rek ñoom dañ ciy jéem a gis politique ndax kuy def lu baax lu ne yaa ngi politiqueal sa bopp mooy yaa ngi am yàlla ba pare boo ci amee nit ñi nag baax na alors donc ñàkk gëm boobu mooy danger bi nga xam ne moo amoon moo indi loraange yu bari. mais loolu aussi est-ce que du approche bi ak communication bi. ñu ne mbas ñëw na jékki-jékki. ñu waxi ceeb waxi diwlin. xooluñu sax xëy na solution ci wàllu santé beeg yooyu. mais ñu yóbbu ko feneen toxal ko leneen
est-ce que loolu aussi tekkiwul indiwul jaxasoo bi déjà rek approche bi. man dama ne bu fekkoon ne bokk naa ci ñu laaj. te déglu ma kon yi ñu distribué ci ay ceeb ak yooyu ndax nit ki di nga gis koo xam ne am na ceeb. mais boo ko jox xaalis koo ko jox mu xam ni mu koy jëfandikoo nu koy gën a jëriñ. kon foofu option la ci ñoom. mais man option boobu d'accord ma ci yoon donte ne nag. maa ngi soutenir président Macky Sall ndax ñun ci deuxième mandat bi. ba mu koy wët la ñu ànd ak moom jàppale ko ci ba yàlla defal ko ci ndam. mais ci ñu d'accordul loolu bokk na ci ñu tey ñu wax ko mu leer. leneen lii mooy xam nga mbir yow boo xamee ne benn cas rek bu amee mbir mi loolu mais waa kër docteur yi lu ñu wax mënuñoo nekk ci mbedd bi ndax faj ga ñuy faj rek sonnoon nañu. kon policiers yeeg ñooñu. ñoo waroon a ministre de l'intérieur moo waroon a taxaw temm. ba ñu ne amatul benn cas testé nañu gisatuñ fi dara. bu boobaa mooy génne nañ ko fii. donc pare na mais policiers aussi amul lu ñu leen wax loolu fii mais aussi chaque citoyen maanaam ci ginnaaw bépp citoyen nga bëgg fa defal benn policier aussi mënul nekk. déedéet non mais xam nga. tey sécurité dafa am nu nga xam ne noonu lañ koy defee parce que dafa am zone stratégique. am yoo xam ne fa la nit ñi di jaar fi nga xam ne fa la trafic bi ëppee mooy fa la nit ñi dem ak dikk bi bëree. foofu da nga fay def taxawaay mënoo dugg nag ci biir koñ yi. waaye dafa am foo xam ne boo fa taxawee dañ naan fii de booy génn policier yaa ngi fi. kiy dawal parfois buy wala kii sol masque day gis nit ñi duñu sol masque. mais bu ñu séenee policier takk bu ñu séenee ko takk der daal di takk. finalement ñoom ragaluñu virus bi voilà policier bi la ñu ragal kon loolu manque de conscience la. mais loolu it maanaam sensibilisation bi teel a arrêté te waruloon arrêté loolu bokk na ci ndax waroon nañu xamal ne tant que benn cas ñu ngi ko fiy gis rek. parce que dafa mel nañ ko politiser parce que dafa mel ni ci commencement bi élus locaux yeeg maire yeeg yooyu yëpp ku ci nekk def journée de sensibilisation indi masque distribué woo sama mbokk naataango yi finalement loolu nekkul loo xam ne xëy na gëm-gëm la wala luy wéy la wala nga gis. man dama naan toujours président de la république. nay bañ naxaate bi nay bañ aussi ñu koy nax ndax bu jëmee fenn ñu defar tali yi bu ñu peinture foofu bu fa demulee du am donc tey ba mu ne cleaning day ñëpp xëy na ñu parce que ñi ngi wane télé ñi ngi lay wane ci rajo bi ñi ngi lay déglu ci rajo bi kenn ku ne ñëw da ngay gis sax ci télé bi gis ku sol costume moom naan moom day nettoyer nga xam ne kii ku mu boppam lay nax ba pare bëgg ku mu nax waaye président moo war di bañ loolu. moo war di bañ maanaam boo xee dara gaa yi nekk ci après bu toogee une semaine ndax problème suivi dong la ñu gis ne problème président Macky Sall moom la am. ndax li muy wax yëpp mën na ko yéen bi rafet na te mënul bëgg lu dul way bu rafet pour pare ko mottali liggéeyam. génne fi génn bu rafet bu jotee mais bu fekkee ne yow maanaam kenn ki dañ koy wane télé tey rek mu def affaire ay kurtu nga jël ko daal di koy jox ndomba tànk. du sotti. kon da ngay encourager nit ñi ci ñuy jëf ju sax. nay rafet te sax. ndax rafet ci benn dóor ñu ne rafet na après bu subaa dootoo dégg dara loolu problème bu rëy la te ci moom et j'ai dit que moom président dafa waroon teg unité de suivi bu am doole. fépp foo xam ne diggee na fa rek comité de suivi am na di. déedéet amul ko xam nga unité de suivi. maanaam day doon lu dépendre ci moom loo xam ne dépendul ci ministre day dépendre ci moom. ñooñu doon nag ay nitu terrain xam nga parfois nga jël nit ku miinul terrain wala ku bëggul terrain. boo ko bëgg a def lool oto xaalis bi nga koy jox ak oto bi moo tax muy jóg ak per diem yam cay am. yaa ngi déglu mais ki gëm terrain te yàgg caa ne. kooku bu amee bu amul ma ngi dem ci terrain bi te tey bu amee suivi ci terrain bi rek dina aboutir à mais ci wàllu région yeegi ak gox-goxaat yi am na ay comité de suivi. yoo xam ne ñu ngi foofu comité de pilotage nangam yooyu yëpp am na ci. xam nga yow yaa ngi fii Thiès maa ngi fii Thiès nii. mais xam nga ne tey jii yaa ngi dem ci manifestation yu bari. yu nga xam ne sax ay ministre ak ay responsable politique ñoo koy def mais ñoom seen bopp boo gisee doxaluñu luy maytu corona bi. maanaam yow boo ñëwee. xam nga man je vous ai suivi ku mel ni yow je vous ai toujours suivi très consciencieux. très constant. ci loolu xam naa nag esprit coréen bi mi ngi ci. mais fii gaa ñi maanaam bu président waxee ñu góorgóorlu si ku nekk ne mal na ne maa ngi ci mais bu président fàttee ñoom ñu fàtte donc ñoom seen bopp maanaam tey manifestation yu bari. nga xam ne rassemblement yi dafay indi danger. yow nga ñëw ci rassemblement ba nit ñi di nuyoo yow ministre bi nga xam ne yaay gouvernement yore responsabilité bi boo ñëwee fekk fa loolu yow da nga war a ne fii du ma fi dugg.
ministre yëpp bu fekkee ne ak responsable politique yëpp ki ñu dëpp nangoo tànk foo dem muy daje te daje boobu maanaam doxalu nañ ko ci li xeex corona bi mais yow da nga war a ne man fi du ma fi dugg. d'accord mais loolu kenn doxalu ko kenn ku ne bàyyi nga sànni nga karawaas. jàpp ne affaire bi daanu na. mais yow sànni woo karawaas moo tax nga initier sa tournée ngay def nii muy corona du jaar si man sànq maa ngi la koy wax loolu parce que corona dal na la wala en tant que citoyen moo tax nga def ko ensuite fan nga tàmbali ci tournée boobu. fan nga toll ci tournée boobu. xam nga man dama am nature bu ñuy wax dama naan ala accu maanaam lu baax bu ma ci nekk du ma bamu ko man du ma maanaam man je ne suis jamais satisfait ci lu ma tey bu ma defee lu baax tey da ngay gis nit ànd ak yow maa ko daan jàppale mais yow maa ko daan jàpp ba ngeen tollee temps T1 yaa ko doon jàppale temps T2 T3 mais dafa amaat yeneen besoin yu taxaw. donc ñun dañu jàpp ne ñun mosuñoo jóg kenn du gis ñu def statut te waxuñu waxu corona bi. àjjuma bu ñu ñaanal nit ñi ngi leen naan fekk leen seen nañu bàyyi xel ci suñu wér-gu-yaram. wér-gu-yaram nag fegu bokk na ci. corona bi mën nañ ko fee jëlee. moo tax ma bokk ci li tax xam nga mais tey tournée bi balaa may bañ a glisser ci sa protocole. dañu ne. ba ñu ne màggal à la maison ñun ñu taxaw ci fu kii bu mag jumtukaay média bu mag. daal taxaw ne loolu mënut a ne ndax ñun dund nañu choléra bi Issa Mbaye Samb moo nekkoon ministre. dénk ma aspect communautaire bi ma yoral ko ñu doxal bu mucc ayib. maanaam doxal bu sérieux bu amul naxaate. ndax xam nga tey dem seeti nit benn yoon tey rek def protocole def ñu wax ne leen télé après dootoo fa jaarati boo demee nekk ci leneen moom mu nekk ci leneen. mais damay dégg chaque fois naxaate sérieux ndax da nga tekki ni Covid bi ni ñu koy gestion ni ñu koy gérer dafa am naxaate wala manque de sérieux. waaw xam nga doxalin bi déjà rek le citoyen lambda benn bi da ngay gis maanaam kuy dox jigéen ñi wala ko dajal bu yoree masque maanaam ku ne day joree masque ndax da ngay ragal ne buñ la jàppee tey nga loolu. kenn du ko takk sa poche nga koy def wala sa biir sac. jigéen ñi bu ñu soloo ñu ngi puudaru bëgguñu lu yàq seen puudar ñu denc masque bi seen sac bu ñu demee ba gis na ne policier ngi ñëw wala fii mën nañ fee dajeeg policier ñu daal di door a takkulu te boo gisee ñu takk kenn du yëkkati ba mu sut bakkan bi. ci suuf duñ ko takk correctement. loolu loolu nag moo tax tey ñàkk bakkan yi bare. ndax nit ñu baax ñi kilifa yi yow da ngay toog sa biir kër demuloo dikkuloo. sa doom wala sa sët dem fële ndax jeune la mi ngi ci ay activité am mbir mi du ko daaneel du ko maanaam du ko sonal. mu ñëw fekk la toog waxtaan ak yow longu la lekk ak yow waxtaan naan ci kaas bi nga naan ainsi de suite jékki-jékki nga toog rek affaire bi ñëw. léegi nit ñi bu dara amee au lieu nga njëkk a xalaat ndax baadu corona. mais danga naan non sama doom duma wàll wala sama jabar bi dem marché duma wàll wala loolu. da ngay nax sa bopp. loolu moo fi am mooy première chose bi. ñaareel bii tamit tey nguur moo war a am responsable boo xam ne du bàyyi mukk maanaam xam nga yow boo jëlee arrêté wala boo jëlee décision. ba publier ko yow da nga ko war a appliquer ba nga xam ne loolu jeex na ba nga xam ne décision boobu yow teggi nga ko. mais yow décision bi yaa ngi ko jël këyit bi xaatim nga ko këyit bi dindiwoo xaatim bi ba pare. bàyyi la nga war a def lu dëppook li nga wax ci kayit bi. ko kon responsabilité yow mi nga xamee ne yow la ñu dénk jox la ay moyens nga war ko def. mais loolu responsabilité état la li ngay ànd ak Macky Sall loolu moom moo jiite loolu. maa la wax loolu dama ni. moom président ala accoom moom leerul ndax président waroon na am taxawaay chaque fois bu defee message. moo fi taxoon ne nañ dund ak virus bi aussi. waaw mais boobu waxee loolu te ne gi wasaa boobu ci la gars yi ne alhamdulilah. mais man xam nga damaa ni ba mu ne il faut apprendre à vivre avec le virus. dama ne on a l'obligation parce que corona maladie la comme yeneen maladie yi. mais maladie bi maanaam pour nga xuloog moom xam nga nit boo bëggee xuloog moom. wala maladie boo bëggee xul da ngay def li muy bañ. maladie bi set lay bañ. te set moo gën ci ñun ci lépp. kuy jaamu yàlla da ngaa war a set lu waaye di def da ngaa war a set mais ku saxoo set feebar bi dem yoonam. kon ñun setu ginaar la ñu yor dañuy set ci kaw waaye ci biir duñu set kon loolu mooy li nga xam ne man vraiment damay attirer attention nit ñi. maanaam bul set parce que da nga bëgg ñu gis la setal parce que da ngaa war a set yow ak sa bopp. donc defaloo ko Macky Sall sa bopp nga koy defal ndax tey ñii di dee ci hôpital bi.
ñi di ñàkk bakkan ñi di ci loru ñi xama la mais yow tànk dalu la rek da nga naan affaire duma dal da nga koy dégg feneen loolu de dama koy dégg rek alors donc mais da ngay sóor ne tey bu dalee sama pap wala ku nga xam ne ku am solo la ci man mais xalaat boobu boo koy xalaat foo toll da ngay maytu man nag ci xalaat boobu laa nekk loolu moo tax ñu ne corona du jaar ci man ba ñu waxee màggal gi dañu ne ñun na màggal am. mais foofu am na ñu toppandoo taal si la moom mi doon wax xalaa man di bàjju xalaa doo fi jaar. xaaju ma koo toppatoo xam nga man. xaaju ma koo toppandoo ndax man. dafa am sensibilisation lañ tàmbali woon mooy dem xamal nit ñi ne que màggal gi daa war a am waaye kenn ku ne daa war a def wàllam. ndax man bu ma nee màggal daa war a am ba pare toog rek wax rek sànni ndax fii dañuy wax rek sànni mais da ngay wax ba pare tofli la ko ak jëf xam nga samedi ba ñu lancé affaire bi. presse bi daal di ñëw. mais depuis samedi dimanche ba tey jii nii ñu ngi ci. mooy kon ñu ngi koy gunge ak ay jëf. dañ ne couvre-feu bi dafay war a jóg. jëf yi lan la voilà jëf yi. mooy ñi ngi dem tey jii tam amoon nañu 10 000 autocollants tey jii ñett rek a ci des ci sama loxo nii. kon 997 yi dem na. donc kenn ku ne mooy téléphone xam nga téléphone moom ku ne yore na ko xale bu ndaw sax yore na ko. ku ko taf sa téléphone rassemblement du am foo toll message bi di nga ko garder. masques yi tey jii nii rek. distribué nañu plus de 1200 masques. te loolu dañ koo dem jënd ndax ñi ko yore ñu ngi ko denc utiliser wuñ ko te ñi ko mën a utiliser joxuñu leen ko muy poser problème. ñi ngi ci gel yi ndax toujours li ñu. jàpp na daam ñu ko yor denc ko pour lan. waaw non xam nga am na service yu ko yoree am na ñu ko yoree mais dañ koy yore denc ko ba kenn ba nit ñi loru. wala ba télé ñëw wala ba loolu ba télé ñëw. gaañ daal bu ñu leen nang ma gis ci télé bi daal ñu wane. boo demee ñu daal di jël dencaat or war nañu bàyyi tricher maanaam tricher bi mooy ñii de ñi ngi ci ndax ki ñëw ne la bu ñu nee xaalis am na nga gis kenn ku ne woo ki mu xam pour ne ko mu ñëw mu won ko yoon bi muy jotee ca xaalis bi yooyu ma te ñun 1084 ba tey ñu ngi ci mouvement associatif. ci lañ commencé jiite te fuñ ci dem yàlla dogal na nit ñi wóoluñu jiite ñu kon ça fait fanweeri at ak juróom-benn 36 ans. ñu nekk ci kon ñun maanaam expert lañ ci. wër nañu àdduna ci loolu. ñuy dox wàllu jàmm man maay ki nga xam ne du ma ministre yoruma budget mosuma nekk directeur yoruma alal. ñu jiital ma ci réew. may toog ak tey ji ay président Obasanjo. ay président Goodluck Jonathan ay président yu am solo ñuy jox tottante xalaat donc loolu it ñooñu di ñu naw. ndax mbir mi dafa am loo xam boo ko dundee da nga koy xam. boo ko xamee muy expérience foo dem di nga ko mën a jëriñee. alors donc ba ñu ñëwee ñun dañu def état bu Mbàkke. dafa presque fan ak genn wàll. jóge fa def état bu dañ def Diourbel def Mbacké def Touba. donc def nañu 8 jours plein yu ñu def Touba donc avant màggal gi ba 2 jours après màggal gi. ba ñu paree ñu ne màggal gi def naa amul benn cas wala benn cas lañ ci amul benn cas. kon loolu ñu jàpp nañ ne def nañ ci sunu waar. ba ñu jógee defal sunu autocollant dem ci gàmmu yi. gàmmu yi tamit ñu def Njaasaan ak ñu dem Kaolack ak ñu dem Kër Massar rek. ci ulema Mandeng yi. ak fu nga xamee ne rek amoon na loolu. jëm nañ fa am na nag zone yi ñu mënul dem ndax parfois mooy du ko matee. donc foofu it bàyyiwuñu mais ba ñu paree ba gis ne ñun affaire bi mi ngi ndax gaañaa ngi lam-laamee vaccin bañ ko waxee rek. man am na lu ma ci xam loo xam ne du ma ko expliquer. ndax nit boo toogee fa ñuy jëlee décision di waxtaanee yëfi biir. waroo génn ci biti. di ko def comme ñenn ñoom Sonko ak yooyu am di xam yenn yi parce que ba nga ko Sonko opposant la rek. moom li mu xalaat la wax ci kaw. waaw léegi. xëy na nag yow yaa ngi ci biir mouvance bi. moo boo wax ci kaw xam nga man wala Sonko da nga rafetlu lu mu wax. déedéet man. ba ma nekkee ministère santé. donc daa fekkee yu bari. parce que dama sësoon rëkk ci ministre bi. ñuy waxtaan biir document bu ñu ko jox. daf may jox ne ma parce que moom sawarul woon ci liir document bu ñu ko jox rek daf may jox ma liir ko. ma liiral ko résumé ko. ndax ñooy reerandoo ci bu ñuy reer wala bu ñuy loolu la ñuy waxtaan. moo faram-fàcceel ko wax ko après moom mu defal ko fiche. après moom mu am éléments yi ak confronté ak yeneen affaire daal di jël décision am. donc loolu xam nañ ci. donc vaccin bi. ñun dañu ne du fi pour bañ. nit ñi vacciné wu. moo tax ñu baral suñu jéego daal di ne opération nañ ko continuer. donc dem nañ fi Ndar ci étudiants yi foofu. seeti leen dem nañ fi Louga. dem nañ fi Ngaye Mexe donc Thiès nag ba ñu demee ba couvre-feu bi ñëw. donc ñu ne sunu dëkk day wax dëgg yàlla waruñoo seetaan lii. donc moo tax daje bi ñu doon waajal ci parti bi pour préparer sunu congrès bi ñu war def Médina Sabakh. donc ñu ne kon nañ ko def rencontre nationale restreinte pour préparer congrès bi donc ñaar fukki nit ak juróom rek. lañ ci invité woon. ba ñu ñëwee ñu waxtaan donc ci lañ ne kat li taxaw fi mu toll nii mooy comme ñun parti citoyen lañu.
kon nañu dëgëral suñu jëf ci la ñu lancé opération bi fii Thiès. corona doo jaar ci du jaar ci man fii. alors léegi nag li tax. mooy dañuy xeex pour que couvre-feu bi jóg ndax couvre-feu bi mi ngi lor. xam nga tey journaliste du ñu fekk jaaykatu cere nii rek jox ko noonu micro. donc artistes yi am nañu lobbying. ñu ngi yuuxu wax fii bañ ne jox nañ leen ay milliards. mais ñiy jaay ci ak ñi yittewoo ndimbal amuñu organisation ndax taluñu ko pour di daje ay réunion ak yooyu. kenn ku ne yaa ngi fexe defar say beñe. defar sa fonde defar sa loolu. nit ñi boo xoolee tey bëriwul ñu am 2000 francs par jour pour booy joxe ñu togg reer chaque jour. dëgg la. kon boo amee sa benn téeméer wala sa benn 300 boo ci jëndee fonde wala cere donc di nga ci am lu nga xam ne sa waa kër dinañ ci mën a duy tuuti biir bi def mottali ko ndox. daal di ko ndax ñun ñëpp jaar nañu ci métit yooyu te xam nañu. te ñu ngi gis kon it ñooñu nga xam ne amuñu ku leen waxal. ñu ne kon ñun nañu fexe ba ñooñu di ci gën a loru te amuñu fu ñu waxee ñun nañ def comme nañ daan def kon nañ gën a taxaw tey jii nii rek. ñi ngi woon point Ngent. am na fu ñu ji dem nañu seet ay chef de quartier ay imam. mais ñooñu nan réellement nan nga fexe ba nga xam ne duñ ci gën a duñ ci mën a lor ko doon jaay fonde. waaw jaay caagreem jaay gerte jaay yooyu. xam nga ban façon ngeen indi. ba nga xam ne duñ ci mën a xam nga tey Ndakaaru. gis nañu rébellion bi fa jotoon am yëngu-yëngu yi. te Thiès moo gën a garaaw. te tey ñun xam nañu esprit Thiès ndax yàgg nañoo xeex donc ñu ne nag ñun nañu fexe ba maanaam ndigal li état joxe. état kenn waru ko kenn mënu dëkku état. Thiès nag am nañu fit gi. mais ñun dinañu bokk ci ñuy sensibiliser ba ñu topp ndigal li nga xam ne moo am muy couvre-feu bi 21h nit ñi daal di dugg. n'est-ce pas donc daal di mais kii dugg tey ji jakartaamaan yi dañ doon liggéey mënatuñoo liggéey taximaan yi la même chose ñi ma njëkk a tudd la même chose. te ñooñu ñoom ñooy ñi nga xam ne fi mu toll nii ñooy ndaw yi ñoo xaru jigéen ñi am jom yi. ndax jëkkër yi mënatuñu lu bari. kon ñoom bu ñu defar seen i beñeeg seen i yooyu jëkkër yi ñun ñi la ñuy jàppale ndax suñu dépense matul suñu dara matul. alors kon loolu yi ñooñu boo leen xañee jaay seen waa kër ñi ngi ci xiif. ñi nga xam ne tamit jaayuñu waaye ñi ngi am rek téeméer ci bis bi. donc ñooñu it xañ nga leen lu ñu dundale seen njaboot. kon metti na ba foo ko mën a natt. kon loolu moo tax ñu ne nañu fexe ba ku nekk xam na ne maanaam couvre-feu bii dafa war a jóg arrangé wul kenn. mais couvre-feu bi pour mu jóg il faudrait kenn ku ne def li nga war a def. moo tax ñun dañu ne tey jii kat dinañu delluwaat Dakar. pour dem wutiwaat ay autocollant wutiwaat ay bagages. bu ñu wutiwaatee daal di ñëwaat mais fukki fan ak ñaari couvre-feu bi di def. mu fekk ñu danañu bàyyi suñu lépp toog Thiès. toog Thiès chaque jour suba ak ngoon ñu joxe impôt du temps sensibiliser bu baax a baax a baax a baax a baax a baax. est-ce que am nga yaakaar ci 12 jours mun nga ci def sensibilisation ba mbir mi tax. non yàgg xam nga tey dama lay jox benn stratégie bi ñu def nii. autocollant yi xam nga boo defee 10 000 autocollant yu manqué ñett. distribuer ko mais loolu nga distribuer kenn ku ne mi taf na ko ci téléphone wala taf na ko ci motoom. fu mu dem bët dafa sob léegi ku ñu joxe dañ la naan na nga ko photo na nga ko publier na nga ko partager. kenn ku ne lu mu tuuti am na ñu lay topp ci wàllu mbokk. ci groupe famille ci wàllu liggéey wala ci wàllu groupe école wala loolu. boo ko partagé keneen jël ko partagé ko léegi dépensé woo xaalis bu bëri mais laal na ñu bare. bu boobaa kon effet d'entraînement boobu jàpp nañ ne ça va être porté à l'échelle. d'accord pour que mais jàpp nga ne li ngay wax nii rek yem na ci sensibiliser sénégalais yi Thiessois yi comme ni nga ko xamee. lu gën a bëri surtout jeunesse bi ñoom il suffit au hasard ñoom voilà. mu ngi noonu xam nga tey ñu ngi woon ci sensibilisation mais fi mu toll nii. ñu ngi ci conscientisation mooy que situation bi grave na mais grave bi du taxaw di saaga wala dinaa non président moo ñu teg di wala président tegul kenn leen bu doon sagoom. li mu diggee lépp nekk loolu di nekk moo koy may jàmm ñu ne kat moo gënoon. mais tamit diggee bor la aussi. waaw mais xam nga li nga diggee tamit boo amulee suivi. parce que moom mën naa gaaw a fàtte te ñun ñi nga xam ne amuñu responsabilité yooyu dañuy fàtte te ay xale lañu. maanaam du ñu mag mais du ñu mag noonu du ñu xale noonu. mais dañ lay rappeler man nii maa ngi ànd ak sama ñaari assistant nii. kenn ku ne sama xel lu ma dem rek man la yow noteel lii kenn ku ne di noter pour di ma fàttali. mais moom maanaam ñi war a topp ci ginnaawam di ko fàttali ne waxoon nañu lii nga wax de waroon naa mën a nekk fële xam nga tey. boo nee ok damay def lii. parce que Dakar boo gisee ñu révolté wu aussi xam nga defoon nañ ci couvre-feu defoon fi état d'urgence ñu ne nañ ñi di toog bu kenn liggéey dund baa ngi ñëw la ngeen waroon liggéey na leen ko jox loolu nag xaw a sooxe est-ce que indiwul révolte bi. mais loolu am ndax xam nga tey boo nee dama leen di jox ay dund nit ñi toog ba affaire bi jeex gis ñu ay dund yooyu ñu ne jënd nañ ko
boo demee fañ koy stocké fekk ko fa du fa xaaj du fa jeex. waaw problème day am ndax transport maintenant or gënoon naa yomb nga jël transfert d'argent yi. kenn ku ne xam nga gaañ xam nañu. ñi nga xam ne ñu ngi ci situation yi ndax RNI xaw ma lan am na. leneen ak leneen am na. donc gaañi daal jël quartier bu ne gaañ jël ñi gën a sonn boo leen defee transfert ci transfert d'argent pour bañ a tudd tur. kenn ku ne dina ko jot yow doo sonn ndax déjà déplacement yi ngay def day indi contact fi nga toog. kenn ku ne ñu jox la pàcc kii ñu jox ko nangam pour yaa yore secteur bi kii yore secteur bii. nga kenn ku ne def compte rendu indi reçu yu kii. waaw parce que transfert d'argent loolu gën lépp c'est lisible. kenn ku ne soo envoyé déchet dañu gis ni envoyé nga déchet. kenn ku ne day jot nga xam ne yow am nga traçabilité. ndax waa ji ñu naan Mansour Faye jël na lu mu war a jël ak def na lu mu ci war a def ak yooyu. boo joxoon ku nekk évaluer lii nga ko bëgg a jox nangam lay toll ci xaalis. nga yónnee ko kooku xëy na moom këram amoon na fa ceeb. mais diwlin nag yeneen la manqué. lay jënd lay manqué. kon tey boo ko indilaatee ceeb. donc daf koy jaay. bazarde ko donc du ko jëriñ lu bëri. def nañu 31 minutes. président Déthié di fàttali yéen ñuy déglu di ñu seetaan également président Déthié Diouf bu parti Visa les citoyens moom lañu dalal tey. vraiment mu nekk koo xam ne yàgg nañ ko xam ci wàllu acte citoyen. bu nekk ci social. boobu ba léegi ci lañ ko xamee. voilà tey jii yaa ngi koy wax consommer local. foofu lan nga bëgg a wax ci sa doxalin. nga gis daal yow mbirum citoyen da ngay prôner local da ngay prôner enracinement yow daal Sénégal nga gëm te ñaari souvent ñu mel noonu souvent dañu leen di fàtte wala nit ñi daal du ñu adhérer seen politique du ñu épouser seen politique wala seen vision. loolu ban jafe-jafe nga ci mën lan nga ci mën a wax ak yenn jafe-jafe nga ci am. jafe-jafe yi bëri na mooy yow yaay sonn mais ñeneen ay jëriñu. ndax ñun tey ku ñu xam Thiès gi ñu dëkk rek. boo jëlee kaaw jeunes yi fi jóge am bac yépp fekk ñu université kenn ku ne taxaw nañ la tey jii coordination des élèves de Thiès ak ñoo ko taxawal ñoo ci njëkk a samp jatara jox ko ndomba tànk fal ko bañ ko falee ba pare gunge ko ba mu amaat ci ay ndomba tànk ñu pare fal Abdou Mbow donc ainsi de suite donc ba tey jii ni ku ciy topp rek ñun ñoo xàll yoon bi nga nekk ci kon jóguñu ci loolu maanaam ñun gëmuñu ne bu dul ñun du baax. donc ñun li ñu mën dañ koy teel a partagé kenn ku ne am loo mën kenn ku ne am fu mu téye. jatara alhamdulilah ñu koy félicité ci poste ministre bi. mais on est fier de le voir. parce que bu delluwaatee xelam université ak ku ko xam dina nga xam ne ah kii de ci loxo de ci la jaar. ci wàllu wax dëgg yàlla leadership syndical. ndax ñu ci bëri xel la ñuy jaar ba xam nga Aliou Sow ministre. noonu ak ñeneen ak ñeneen pour citer ñu pour bañ a si xam nga. donc jóguñu ci te kenn mënul ne ñëw naa université te fekk ma fa dëccee fekk ma fa te taxawal ma la. ba loolu kon bu taxawee. consommer local bi ñu gëm na ne il faut nga investir ci nit ñi ëpp na local ndax ñun réew bi ñuy xoolee. sunu réewu inspiration la ñu jiite diggante xaritoo bi mais gis na ne ñoom dañoo gëm seen bopp ci seen bopp la ñu wéeru pour mën a àgg fi ñuy àgg